Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la 98.5 FM. Il est exactement 13 minutes après 14h. Nous nous retrouvons encore une fois avec Rose Sen. Aujourd'hui, nous avons comme invité Oustaz Alioune Sall, Benoît Diop et il y a une autre. Rose, présente-la moi. Tout à l'heure, quand tu me l'as présentée, tu étais occupé. Tu étais occupé. Donc déjà, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyu auditeur au Sud FM, auditeur à vous l'antenne di balaa ma lay présenter sama mbokk mi toog damay dalal ak jàmm suñu kilifa bi nga xamante ne moom moo nekk ak ñun muy Oustaz Alioune Sall di ko remercier si teewaayam ci suñu invitation bi keroog lundi waxtaane nañu sujet bi nga xamante ne mooy les hommes góor yi nga xamante ne diñ leen di entretenir jigéen ñi ñoo leen di entretenir ca ñu commencé ko ca nga baal ma ci kàddu bu dee jubul ca ndoxaan ba ci biir sëy bi sax waxuñu ko mais jubul waaw boo paree oustaz nga jàppale ma si ca labat ba ca ngoro ga waaw maa ngi jéggalu kon ci kàddu bi waaw kay donc ca labat ba après ñu continuer ko noonu wala boog en tout cas daal ca labat ba lu ci ëpp loolu la ñu gis léegi wala góor yi naan duma takk jigéen boo xamante ne amul dara ñu bëggoon ci ay leeral ci suñu côté boobu noonu donc ñu lay nuyu oustaz di la dalal ak jàmm ba pare surtout yan condition nañu takkee ñaareel ak ñetteel ak ñeenteel boobu beneen inshallah ay ci oustaz ñu ngi lay dalal ak jàmm bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Abdoul Aziz ak sunu mbokk mi Benoît ndax masque bee taxoon xàmmewuma ko di leen jaajëfal xam nga léeg-léeg yu mel nii comme da ngeen di àgg foofu da ngeen di ne lu ci diina wax waaw woonu ci ñu ne lii la ci wax du wàññi dara waaye bu mu doon lii la ci diina wax muy ab information na doon li ci diina wax mu nekk formation bu dee information mooy da ngeen di ñëw woote pour xam point muy information loolu nag dañ koy bàyyee ñoom Maodo Faye ak Lamine Ndiaye ak ñoom seen ñooñu bu dee formation nag ngeen dox na ko ñun ñu wax ni lii la ci dina wax su fekkee cosaan ba lañ nekkoon ñu bàyyi bu fekkee nekkuñ tool ñu def merci. jaajëf oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax léegi nag ma présenté la sama xarit sama sœur Marème Faye lañ koy wax du Marème Faye nag bële Marème Faye bii la waaw Marème Faye bii la Marème Faye nekkoon ci groupe bu ñuy wax les Cruellas mooy ñi nga xamante ne ñoo njëkk def one man show comédie pour reetaanloo nit yi ci ay jigéen fii Sénégal te ba ñu amee ba tey ba ñu ñoom ñaar ba tey ñu ngi nekk sax mais ba ñu defatulee show ba tey kenn déggatul jigéen yuy def loolu donc on trouve ça aussi dommage si mois de la femme bi ñu profiter aussi dugalaale côté boobu tuuti rek mais Marème ñu ngi lay gërëm di la dalal ak jàmm. bismillah Marème Faye Sall. non on va dire Marème Faye Sall tout court am nañu Sall suñu plateau macha allah. Marème Faye tout court merci beaucoup pour l'invitation Rose en tout cas c'est un grand plaisir ma ñëw toog fii ci plateau bi di nuyu Benoît ak Oustaz et tout le monde voilà donc comme tu l'as dit je suis comédienne donc voilà je fais du théâtre et avec Mada c'est vrai les Cruellas et tout ça mais bon on va revenir sur le plateau inchallah du yàgg. Benoît bonjour. Rose bonjour. Benoît gis naa la yow di ngay nuyu Benoît dama gis démb Benoît ci télé bi Benoît noppi toog tiitalul yuuxuwul xuloowul deful ma ne kon kii daal man la ñëw bëgg a ñëw traumatiser ma ci sama plateau à vous l'antenne. non boobaa man xam naa la mu doon xalaat. te xam naa ne oustaz Alioune Sall la doon xalaat nii sama wet. nga ne bu ñu ko nee oustaz Alioune Sall mooy ñëw Benoît xaw na jaxasoo da. waaw parce que oustaz moom ma koy nuyu di koy beral sax nuyoo parce que dama koy yàgg suivre. merci franchement muy référence Sénégal boo xam ne dañ leen soxla. dama daan yeewu sax fajar di koy déglu moment bu nekk déglu naa ko seetaan naa ko. merci xam nga donc di koy rafetlu ci plateau bi. jërëjëf. et puis di nuyu Marème et puis di nuyu Rose et puis di jottali nuyoo koo xam ne dama koy may émission bi tey ñu koy wax Ousmane Kassé. mi ngi à la foire fii impôt des domaines daf leen di suivre. nee na ma mënul déglu beneen rajo lu dul Sud FM. gannaaw damay dugg rajo otoom sax mu jàpp Sud FM ba si xarul. des fois ma ne ko doo dem si mbalax ba fële mu ne ma noo booy bàyyi rek ñu dem si Sud FM
c'est une rajo professionnelle la quoi. Macha Allah. donc di nuyu auditeurs yi ñuy seetaan ñëpp et puis am mbëgte tamit toog tey mun a échanger ak oustaz jàng si moom ak loo xam ne tamit peut-être dinañu jëriñ ëllëg daal. jërëjëf. alors Aziz. man bu leen rek laa maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax la sax damaa nuyu sama invité yi ba pare soog laa nuyu. non maa ngi sant bu baax alhamdulilah man fu mu nekk nii leen rek laa bëgg tàmbale dama koo yàkkamti ba nga xam ne ndaxte keroog moom la ñu tëjee ci waxum togg bi. xoolal kii di jour bi commencé ay ñaareel. kooku xanaa balaa ñuy wax ñaareel kay bàyyil bën waa wax. waaw kooku moom mun naa ko wax. peut-être am na koo xam ne xam-xamam dinañu si leeral. parce que keroog oustaz dama toog fii ne góor mooy sëy. lu tax ma wax loolu ma dem ba ne ñun est-ce que duñu jaarale suñu culture des fois ak li l'islam wax parce que dama dégg si koo xam ne dafa am xam-xam mu ne dafa ñëw wàcc jabar ji toog si kër gi mu ne ko jógal defaral ma reer moom ku góor ki moo ñëw ne wax ko noonu jabar ji am ko am xam-xam ne ko bu yeboo ngeen wax ko mu dem baalu jabar ji parce que loolu du cëram. donc ma ne woon su ma ñëwee fii dinaa ko poser ñu xool ñun sañu culture lan la ñu wax ndax dañ ko war a méngaleeg li nga xam ne su may wax religion fépp mooy ñaar yépp parce que Sénégal pays laïque la mais ñun si religion bi ñu nekk lan la si sañu religion wax si domaine boobu ma poser ne que góor moo war a sëy moo war a jox jabar ji mu lekk. bég naa lool ci jotaay bi ndax fi nga tàmbalee su boobaa li ma doon junj loolu lay am daana la seetaan ci jotaay ngay jël ay taxawaay yu am solo taxawaay yu nag mooy tax xam-xam génn ci lay déglu mën naa mu jàpp ne waaw kii moom laaj mi laaj fekk na bu laaj boobu amul xam-xam du génn góor ak jigéen bu ñu nekkee cib sëy góor mooy dem wuti jigéen nangu mu am góor mooy dem wuti jigéen nangu mu am kon sëy am laa bëgg a wax bu sëy amee ku ci nekk dañ na la lii mooy say àq lii mooy say wareef kon ñaar yëf la ku góor ki lii mooy ay àqam yi ma am ci jabaram ku jigéen ki lii mooy ay àqam yi mu am ci jëkkëram soo ko dee seetlu àq jëkkër ji mooy droit jabar ji devoiru jabar ji dafa na noonu la. àq jëkkër ji mooy devoiru jabar ji su boo ko wëlbatee noonu lay nekk àqu jabar ji mooy devoiru jëkkër ji su ko defee àqu jabar ji mooy dañu ne ko juróom yi si jëkkër la ko ameel bu ci benn manqué bu la neexee nga taaj woote wax ne sama jëkkër bii dafa manqué su ma ko daan wax mbàkk si la dama ne ko bind yuutal bindukaay mu bind wa bind na bind ki bind sa bind su juróom yi la góor ñi ameel seen jabar yi wa na ki sa su wa mooy di ko joxuk ay na mooy di joxe dépense ki mooy di ko jël ay yére sa mooy matal can ga su mooy wutal ko fu mu dëkk léegi ki wàcc na jabaram may jox ma ndox wala may ma ndox wala may ma reer wala lemal sa jaada gi wala yëkkatil nangam loolu lañ tuddee urf ci ñun loolu mooy urf mooy lii bu la warul daal jógal nga def ko it ci urfu maanaam ci sunu tëgginu diine te sunu tëgginu aada te yàqul diine mooy jógal nga def ko. mais nekkul si diine bi. diine ji waxul ne na togg na fóot na root na paas diine ji waxewu ko noonu. waxu ko c'est pour jigéen. nii déedéet. waaye daa wax ne. yow mii kuy jigéen. yaa amel sa jëkkër benn baat mooy topp léegi nag li feek topp gi demul ci luy merloo yàlla ñu ne mën naa dem waaye nag bi mu ñëwee ne ko may ma ndox ma naan su ne ko woon mayu ma la ndox sëy ba day tas. léegi kuy am baakaar foofu. kuy am baakaar xaaral léegi bi ñu ne ko da ngay topp lañ wax. te topp rek lañ ko wax. mais kan na ko wax mu topp oustaz. waaw ki ko wax suñu culture wala suñu aada. déedéet suñu diine ko wax mu topp. waaw suñu diine d'accord. moo ne ko mu topp. ginnaaw day topp nag duñ ko ne agsi nga fii moom bu ko fi topp lu dut
muy luy merloo borom taala wala mu koy dugal ci bokkaale. su fekkee yooyu amu ci rek kon su ñëwee sañ na ne ko jox may ma ndox ma naan sañ na ne ko lemal sa jaad gi sañ na ne ko demal woo li ma diw. sañ na ko yónni la noonu la ko jigéen ki amee tamit bu ñëwee si kër gi ne jëkkër ji dox dooma jëkk defaral reer. waaw su boobaa. mën nañ ne aha kay mais. waaw oustaz nag mais boobu ma jaaxal. waaw kay moo jaaxal ñëpp it. waaye nag fii lay nekk. aha kañ mais pour la. parce que su boobaa xam nga jigéen dañ ko ne kaay nga dem sa kër jëkkër. suñu borom mu ne arijaalu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala ba'duhum ala ba'din wa bimaa anfaqu. nee na góor ñi laa sant ñu taxawu jigéen ñi taxawaayu mott li des bi ñu ñëw seen kër. li tax ma sant leen ko nag mooy damaa def ci yéen li ngeen di def ci seen poos pour jox ci kër gi wala pour jox ndaw suñu may la ko. kon sañ na ne ko may ma ndox sañ na ko may ndox moom it waaye bu ñëwoon ku góor tam nga ne ku góor ki jabaram ne ko may ma ndox. non defaral ma reer. waaw defaral ma reer moom fii ci suñu réew mii. bu ñu toppee laay ji ma doon wax léegi. defal ma reer su fekkee dara jotu ko du defar reer wërte defar reer. lu tax. waaw parce que li tax mooy arijaalu qawwaamuuna ala nisaa la alxuraan wax ba muy jeexal daf ne qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala ba'duhum ala ba'din wa bimaa anfaqu wala boog déedéet damay jom ci laay jëlee laay ji daa wax ne wala hunna mithlu llazii alayhinna bil ma'ruuf. luy loolu mooy li la sa jabar war a defal war nga koo defal. waaw xam nga foofu leew. waaye daf ne nag wali rijaali alayhinna daraja mais nag góor lañ jox benn xam nu ngeen ko tuddee ci tubaab. wala benn puissance mu xaw a jóg tuuti. très bien. boobu nag mooy tax mu sañ na ko defal ma nangam te moom du ko sañ na ko defal ma ko. waaw mais oustaz. bu dee ci demal toog gi reer ju góor du ko wax jigéen du ko wax. oustaz loolu est-ce que yërmande mi ngi fa. parce que jigéen bi mun na ñëw rek feebar. ok non xaaral pareegu ma. mun na ñëw rek am lu koy metti moom si boppam. waxul jëkkër ji dara. jëkkër ji wàcc ñëw toog fekk ko si canapé bi. mu ne ko s'il te plaît wala niñ koy waxee wolof ak yëpp est-ce que doo ma defaral ma reer yem si. loolu kay su xasee dugg. non te jëkkër ji xamagul ne kii am na lu ko jot. ba tey loolu su xasee dugg. waaw nga xam ne léegi feebar am bu ngant amee lu mu ko sant mën na koo defal. ngant moom l'islam da ko tëral fu bari ni lii mais communication oustaz des na foofu de. acca mais baax na léegi dama am leen loo xamante ne c'est important j'aimerais bien que ñu wax ko. C'est vrai que ñu leeral comme ni nga bëggoon mu leer ci ba ñuy tëj. C'est important mais bu ñu fàtte tamit ne que il faut pas que ñu accentuer yëf yi ci wareefu góor bi ak wareefu jigéen bi si biir sëy bi. parce que fi ñuy waxee moo dafa am loo xamante ne dafa am solo ñu wax ko keroog paree guñu. mooy jigéen yi nga xamante ne góor yi nga xamante ne tey parce que loolu moo am léegi Sénégal dafay bëri ñëpp xam nañ ne góor yu bëri duñu demati léegi ci jigéen tant que xamuñu lan lay liggéey tant que xamuñu lan la revenu wam lu muy am ñaata la danga ciy dem ba dégg ñu ne la duma takk cas social wax boobu noonu man laaj d'abord Marème ñu mu intervenir au moins nga mun a nga profiter waale duggaale ci antenne bi. Ok duma takk cas social. loolu wax de duma takk cas social. Bon je pense que àdduna bi tëddee na noo xamante ne fi ñu nekk nii góor ak jigéen yëpp ku nekk da nga war a am je veux dire kër ku nekk instant yi mënuñu ko jël rek wekk ko ci góor jigéen tamit mënul toog rek naan góor bi moo war a andi. dundatuñu loolu te c'est pas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au Sénégal bu ñu ne góor moo war a dundal moo war a sàng moo war a xawma lan c'est pas ce qu'on vit dans nos maisons au jour d'aujourd'hui tey jii nii jigéen day fay jàngu doomam jigéen day dundal këram jigéen day solal yére da koy mais dañ koy def. mais waru ko. mais li tax waru ko man pour man war na ko aussi que nu mu waree ku góor ki noonu la waree ku jigéen ki. mais kii si labat bi lay wax de. ci labat bi waxul takk de. non mais ci labat bi ak ci mariage bi yëpp même si labat bi man en tout cas man je suis pas pour le fait que ne ku jigéen ki dafa war a toog rek góor gi dafa war a ko lépp. même si labat. même ci labat bi. da ngay dimbale ki lay labat. non man ki may labat mën naa ko inviter restaurant.
non waxuñu ay restaurant yooyu ay. ça veut dire entretenir en quelque sorte en général. entretenir du toog sax jigéen di ko invité restaurant bu koy bàyyi muy fay. non en général dañu mën a en général mais àdduna tey dafa toll fu nga xamante ne jigéen lu góor mënoon mën na ko lu góor doon gagné mën na ko gagné donc on a des femmes qui ont un bon salaire boo nga xamante ne mën nga peut-être que mën nga génn ku nga xamante ne amul niveau bi nga am donc pour man ça ne me dérange aucunement ma jël chemise may ko ci biir même ci biir labat bi wala même sama biir kër sama jëkkër et tout ça je veux dire man en tant que femme ça ne me dérange pas. Madame Faye waaw parce que oustaz ñoom madame ñu ngi ci benn monde boo xam ne moom beneen monde la. dégg loolu moom la ñuy dund fii de. góor dañu ne ko sa kër xorom sax bul bàyyi sa jabar jël ko. waaw nay leer moom. xorom sax ndax wéb maan faxu dégg nga xam nga boo demee ci diine yi juif yi bu nit ñëwee bëgg a takk mareem dañuy seet li muy am nu mu toll. si juif yi. waaw ba bu kii jëndee poto meew ci 50 euros kii dana ko delloo 25 euros. su boobaa lii kii di wax ni loolu mooy ñëw si waaye li ñu bëggoon góor te moom mooy li ko war mooy li ci kër gi lépp ci dépense moo ko yore. bon waaw gis nga même ci picc yi picc mu góor li ci ëpp mooy wuti lu ñu lekk. picc mu jigéen li ci ëpp mooy defar kër gi. soo demoon ci monde picc yi wala nga dem fii àllu juuj la xaw ma ñu ko tuddee yooyu. am na picc yoo xam ne boo leen xoolee bu baax a baax ñi ngi tudd toq kenn kaa ngi tudd jëgg. donc ñun tam suñu diine loolu la ñu wax. waaw yoral sa kër gi. dépense. añ ak reer ak ndékki. loolu góor lañ ko sant ba demee nag ba nga xam ne ku góor ki joxe dépense ba tey léegi peut-être tey fanaanawul dara wala yorul dara ku jigéen ki buy def na ko góor ki assuré ne. moom mooy def damaa leb daa la fay. gis nga nag bu loolu amut. xanaa ku góor ku jigéen moo yor këram. ban waa xam nga luy xew. day mu jàgg kilifteefu kër gi. ñàkk a joxe bi nga ñàkk a joxe. daf lay jàpp. su mel mbokkum ñax Iran Ndaw yàlla na ko yàlla yokku wér. nee na boo duggee ci oto. gis ñëpp yi xuloo chauffeur bi waaye nañ dem jot na nga gis ku ne cell duful dara dañ ko yóbbaale. waaw mais oustaz doguma la yàlla na bu la yàlla dog. amiin dama xaw ma ndax si yow laa ko déggee peut-être di nga ma ko leeral tey. incha allah. mu ne. góor bu tolloo si takk. am 25 ans. mu am bañ a am dafa war a takk. man mii maa ko waxoon. waaw yaa ko waxoon. waaw léegi oustaz yi nga fi jot a lim nii yëpp. nga xam ne boo joxewul kër gi xaw a yëngu kooku naka lay yoree jabar oustaz. ok laaj nga laaj bu rëy man mii maa waxoon ne. yéen xale yu man kañ dama la rusoon rek mais xamoon naa yaa ko. am yàlla xam ne moom dama ko yàgg tee sama xel. lu am solo la waaw. mais c'est bien que laaj comme mu leer ma ne ko soo mënee. takkal teg ca soo mënut takkal. ndax jabar duñ ko man dañ koy mat. jabar duñ ko man dañ koy mat. li nga yor ba jàpp ne moom nga am ba mën a takk dama am koo xam ne kii lu ca dara te mën a takk. oustaz leeragul de. dana leer mooy yor bi du mooy li tax nit ki takk su ma yorut du ma takk déedéet takk jot na takkal. wax mais oustaz. yàlla dafa ne. li nga fi lim 5 li nga fi lim yëpp. waaw wax mais oustaz tamit. koo xam ne yorul penny mooy wecc bi gën a ndaw si dollar américain. mais kooku oustaz tamit ak li nga fi lim yëpp. ba pare ne kër gi. bul nangu mu yëngu bul nangu ñëw toog te doo joxe. kooku nga bëgg mu takk. daa am lu mu yor. lan la yor. ok bi yonent bi di jàngale kuy takk li mu yor. daf ne ko yor ñaar rek mën ngaa takk. diine ak jom. isa atakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fazawwijuhu diine ak jom ku yor diine ak jom rek mën ngaa takk. li baaxut kay mooy amoo jom amoo diine.
bëgg a takk. waaw mais oustaz man ba léegi tamit des na penchant bi de. ci ñëwal. non penchant bi mooy fi may insister quoi. non xam nga man lan laa xalaat si loolu. ñu wax ko. fi oustaz di waxee ku am diine ak jom. mun ngaa takk. Marème gis naa la ngay ree tamit et c'est bien parce que tu vas nous dire pourquoi yow nga xalaat peut-être que yow le contraire nga xalaat xam nga on est deux femmes certainement. yoo xamante ne on va avoir ay opinions yu différentes. déglu bu baax diine ak jom mun ngaa takk ku am diine mooy yow am nga sagesse. mbaax mu ngi si yow. dal mu ngi ci yow yërmande mu ngi ci yow parce que loolu yëpp mooy enveloppé diine. ku am jom mun ngaa takk jabar ndax ku am jom doo xëy mukk toog ne yëlëb jàpp sa ñàmbur di xaar luñ la defal ak luñ la defal. waaw mais nit mun na boole yooyu nga wax yëpp nga ne defal naan nit mun na boole waaw vas-y mais ma yeggali boo gisee maçon nga dugg ne sëñ bi am na kii mun naa yëkkati sax mun ne la ay ca yëkkatil ma fay la 300 nga indi ñëw joxe. ak yomb ni nga ko expliqué. non xëy na yomb na mais am na ñoo xamante ne tey ñu ngi def loolu. am na góor yoo xamante ne ñu ngi reyantee noonu. mais est-ce que aussi le truc là ce que ça cache c'est-à-dire que ne loolu dañ koy teg parce que c'est un privilège bu nga xam ne dañ ko bëgg a jox góor yi. te xam nañ ne àdduna bii ni ñuy dundee fii qu'on se dise la vérité doxeewul noonu parce que au jour d'aujourd'hui góor boo nga xamante ne mooy téye këram de A à Z. man gisatuma ko. am na xaritam bu ñu koy woote Abdou Khadre duggal ci ligne bi ñu dégg la. non xam nga wax moom yomb na wool ma jabaru Abdou Khadre mu ñëw fii daal di confirmer li Abdou Khadre wax. mais le truc mooy un exemple doguma la. man sama kër du ma fa nekkee nanguma sama jabar dépenser xorom maa daan dem marché maa daan dem dugg jàpp yëpp. oui loolu am na góor yi ba ñu koy. mais xam nga yow loolu yaa nga wax waxum togg. non waxum ration si kër gi ma ne ko du joxe dërëm si kër gi comme ni ko. mais moom dafa lu muy c'est-à-dire que affaire bi dafa sew de. c'est-à-dire que dal carax yu muy sol sax yaa ka war a jox. moom laa lay wax. létt bu muy léttu ji yaa ka war a jox. lenn laa ko wax ne ko sa liggéey li ngay liggéey soxlu ma si dara waaye da nga am doom am ay parents. man loolu boo ko defee yow la. man sama kër lu fi am naa ko. waaw mais xam nga doom boobu nee nañu ci l'islam yow sax yaa ko yow la yemboon. dama leen di defal. tu vois ce que je veux dire en fait le truc mooy man je pense que ne au jour d'aujourd'hui vraiment. adduna moo tëddee noonu aussi adduna moo tëddee noonu xëy na lu yomboon démb yombatul tey. xëy na démb mënoon nga toog parce que cere la ñuy reere bu ñuy xëyee suba siim ko ndekkee ko démb ceeb bi ñu bay ñu ñëw togg ko et tout ça mais au jour d'aujourd'hui am na foo xamante ne dañ adduna toll na fa. c'est kii ñu jël ku nekk si en attendant ñuy eggali waale. Marème ki wax noonu xaaral ñu eggaat fa parce que loolu am na solo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah ñu ngi lay dalal ak jàmm. maa ngi leen di dalal yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant Tata Rose. waaw kooku la Mohamed. Mohamed Thiam. Mohamed Thiam naka di tey. waaw ça va alhamdulilah sëñ Abdou Aziz. sant bu baax a baax. di la nuyu di la sant di nuyu suñu ustaas bi ustaas Aliou Sall. merci. waaw yow yaay suñu maître fu ñu nekk de fajar yow la ñuy déglu yow ak Mbacke Sylla. waaw lu ñu manqué woon suñu diine yëpp yéen a ñu koy mottali. yal na yàlla fay leen ko. amiin 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 defal leen ko ci seen. jërëjëf amiin. jërëjëf amiin. waaw bon waa tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna Marème boobu. ñu ngi lay fay. vraiment débat bi macha allah. merci beaucoup. waaw mais damay intervenir ci côté bon waa lu mu wax. mu ni góor bu ñëwee këram warul a sañ wax jabaram jox ma mag ak reer ak kii parce que man yaakaar naa nit ki buñ ko santee mu dem wuti parce que dañ commencé départ ba si suñu diine l'islam góor mooy gis bëgg joxe cam joxe may jabar bi kii joxe warugar joxe can joxe lépp ñu may ko jabar bañ nañ ba ñu may ko jabar waxuñu sax ñu jaay ko dañ ko may waaw léegi kooku bu fekkee ni dañ ko sant mu yore kër gi xëy di dem wuti mën naa dem wuti ba pare ñëw bu wàccee togg reer balaa muy xëy mu defar ndekki balaa muy dem mu togg añ bàyyi fa ñëwaat dañu xool ñun société yi koy def comme tubaab yi tubaab bi boo gisee góor ak jigéen ñëpp a joxe can ñëpp a joxe dot ñaari tubaab bu góor bu jigéen bu ñuy sëy
ñoom ñëppay joxe dot famille yëppay joxe dot. c'est comme Sénégal tamit ah. Sénégal tamit. Sénégal. ñaari famille yëpp ay participer ci mariage bi. non c'est pas forcé ku góor ki mooy joxe lépp mariage bi lu ñu koy def ak togg yeeg yëpp ku góor kee koy joxe. Mohamed boobu moom. Mohamed laaj boo ñu laajee ñu jigéen ñi wax la. dañuy dépenser sax mooy ëpp. li ñuy joxe ci doon. non nee naa leen ñoom beneen oustaz nee na ma man damaa nekk ci beneen monde waaye Sénégal ñu nekk ci beneen monde bëri na. dana ko bàyyi bu wax. ay kooku yéen a ko bëgg a def parce que yéen a bëgg xew. man soo dama laajee ñu ma joxeel 1 million ma joxe 1 million. pare naa si yéen nag boo la bëggee def lu ëpp 1 million yéen a koy def parce que yéen a bëgg jotaat seen waru seen natt yeeg seen yi ngeen lebale woon yéen bëgg ko kii. loolu cérémonie bii la quoi lu ci topp yëpp ñoom ñoo koy def quoi. ñoo koy def parce que xoolal su ma amee doom ni ngénte ma tax ñoom dañuy ngénte parce que dañ ci am intérêt. Ok Mohamed. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Thiam. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mohamed fidèle auditeur suñu. mais man dama bëggoon laajte une chose ah. non man am na leen lu mu bëggoon. waaw am na kan moo ci nekkoon. Basé Aziz dafa waaw non lenn laa bëggoon laajte oustaz moo di sànq dafa am lu mu wax moo di. sa jabar. bu fekkee mënuloo. sa jabar dépensé. ci kër gi. pour dund kër gi. donc yow góor di jëkkëram. normalement da nga ko war a delloo. c'est-à-dire que lépp la. waaw bor la. da nga ko war a delloo. waaw lan mooy kii oustaz boo ko fayul. boo ko fayul da nga amee bor boo fayul rek. te loolu da nga koy layoo. ah bien sûr. da nga amee bor boo fayul. yokkal kii. gars yi bu dee dégg bu baax lu oustaz yi wax. parce que lii c'est important. mais loolu nit ñi xam nañ ko. mais buñ ko def loolu nit ñi xam nañ ko. mais oustaz ñaari yëf moom. mais oustaz waaye ñu dégg mais oustaz soxna si mën na ko may. bien sûr su ko neexee bu ko ñaanee. léegi ñaari yëf moo am. xam nga dafa am monde boo xam ne. monde boo xam ne nu jàngee néegu sëy bokkut ak beneen monde bi ñoom ni ñu jàngee néegu sëy. bu fekkee ne ku góor dafa bëgg a jàpp ne day bàyyeeku ci kër gi. wàcc lépp waa kër gi. am ko wax ne kii dafa jàpp ne moom déedéet loolu kenn du ko def da ngay jël kër gi lépp. gis nga kee nga xam ne dafa bàyyi kër gi balaa dajale fukki dërëm dana am coono lool. kii ne mooy yor këram saa bu xëyee suñu borom jox ko lu mu yor. gis nga bu ñu jël fa assis ñoo bu ñu séminaire. bu ñu dem séminaire. ñoo yóbbu suñu bopp rajo bee ñu yóbbu am déet. bu àggee mu wutal ñu ay néeg wutal ñu benn salle bu mag bu ñuy defee yëf yi. waaw bu ñu noppee peut-être sax mu wut enveloppe jox ñu. suñu borom nag noonu lay def moom it boo fi yoree kër bàyyi ko jigéen ñi mu bàyyil ak sa bopp rek ngay kot-koti. mais oustaz waaye boo ko yorlee sa bopp. suñu borom nee na ni ngay joxee laa lay jox. ñun tamit dañoo bëgg jigéen bu jigéen bi jël dara nag mu yëg na tey borom këram jëkkuwu ko. mu yëkkati def ci kër gi may ko xolam sedd na ci guy dana ci am tuyaaba ju rëy su fekkee ku dul maye la mu leb bu jamono neexee nga fay jamono ñooy oustaz. ñu jël ko nekk ci ligne bi ba pare. asalaamaaleykum 88 628 98 98. Diago Zale na ngeen def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ziar bu baax di kontaan seen émission bi. merci beaucoup jaajëf ñu ngi lay delloo ziar. tey moom xam dëgg la de. man maa woote woon keroog le di la. Sow jërëjëf mais dama de waaw sëñ Aziz. waaw Sow da ngay tey. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax tey moom du ma polémique trop. ndeysaan. parce que Cheikh Alioune Sall mu ngi ma tawal foofu. léegi Benoît rek laa bëggoon laaj benn question. dama dégg mu ne bu nekkee këram mooy def lépp léegi ma koy laaj bu nekkul ci kër ga nag léegi nu muy def waa kër ga nu ñuy def. ndax dama yaakaar ne nit. bu fekkee ne da ngay assumer ses responsabilités. ce soit nga nekk fa ak nga bañ fa nekk moo yem. ça veut dire. c'est ça ah. su ma nekkul si kër ga kañ dépense maa ngi fa. comme ma voyage très bien parce que boo waxee lii rek bu ma fa nekkee ça veut dire que boo fa nekkul lu muy demee. d'accord déggin la rek day assurer fépp. déggin la rek. am na solo léegi boo munulee ku mënul. ku mënul
ku mënul yàlla tegul kenn lu mënul. dëgg la. mais góor moom la yàlla teg lépp beneen bi itam wax nañ ne jigéen dafa war toog si këram yar njabootam nga ne fu mu ko bind. laaj ko Alioune Sall dina wax fi mu ko bind incha allah. vraiment seen émission bi baax a baax a baax. Oustaz man ba léegi am na foo xam ne moom maa ngi siy dute. macha allah c'est normal. parce que da nga ne yàlla buur bi dafa ne. takk leen waaye daf si def point d'interrogation teg ay conditions. waaw léegi nga ne ñaar boo ko amee mun nga takk. muy jom ak diine. mais Oustaz. yàlla jox na nit jom ak diine. comme ni ko Rose waxee. mu jóg di dem fu ne. mu tëj bunt yi rek. ay at mu tëj bunt mi yor jabaram di souffrir moom miy souffrir te bari na ci Sénégal bi. mais kooku est-ce que waroon na jël décision pour takk. waaw. mais nag waaw. mais condition yàlla yi kon. dafa ne boo leen ko munee ngeen mun lii ak lii ak lii fan lañ ko war a teg. xam nga bi muy wax dafa waxut ne boo leen ko mënee lii ak lii ak lii. lan la wax suñu borom daf ne. takk leen ñaar. mbaa ngeen takk ñett. mbaa ngeen takk ñeent. après. su ngeen ragalee yemale. yem leen ci benn ndax takk ñaar te yemale wu baaxut. waa léegi li mu wax noonu dëkkoo beeg affaire yooyu fan la ko def foofu si moment boobu. dëkkoo bi. alxuraan mooy rëdd dëkkoo bi. hadiis Yonent bi ñëw leeral dëkkoo bi. ak lépp léegi loolu fan lañ koy def. parce que ni nga ma expliqué ne. takk leen rek boo leen ko munee te yemale. man mun naa am 5 francs yemale ko si 5 te duñu suur ñu ràgg duñu lekk duñu def dara loolu est-ce que mun naa ko. de loolu. xam nga ki yor jabar te yor lu mu leen dundale wala boog te bëgg leen a dundal. li ngay wax nii moom du ko dal. lu tax. waaw parce que suñu borom daf ne takk leen ma jox leen. wax mais Oustaz nag. déglu rek dafa wax ci Alxuraan ci suuratu Nuur su ma juumut. wa ankihul ayyaama minkum wa saalihiina min ibaadikum wa imaa'ikum. mais Oustaz 16 in millions yakunu lañ fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi. ma ne 16 millions habitants lañ Sénégal. waaw 10 millions yi takk nañ te yoruñu dërëm ba léegi. ña ngay doxal nag ba fi nu nekk. ñu ngi dund tamit te deewuñu dara jotul leen. salaamaaleykum ñu jël ku nekk si ligne bi. salaamaaleykum. waaw dafa mel ni dafa dem. à quelles conditions Marème. dans quelles conditions ban condition parce que li mu wax nii Benoît dafa am solo. parce que buñ nee boo ko mënee boo ko mënul en fait bu da nga koy mët nga def ko. mais mët ko donc ça veut dire que ne yow ñu ne la ñooñu ka ngay takk ak ña fay juddoo bi yëpp ci sa responsabilité la nekk. léegi yow mënoo amuloo nga daal di takk ñooñu takk. jur ay doom teg. nga war leen dundal war leen jox éducation war leen solal et tout ça yow loolu yëpp amoo ko donc bon aw ma amul moom kenn du ko dóor. borom bi nekk naa la laaj naka nga yore woon xale yi. voilà ñu jël ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. man la madame Cissé. madame Cissé dalal ak jàmm je suis contente de dégg jigéen buy woote ci émission bi. waaw man la madame Cissé Ndeye Fatou Ndiaye sœuru Aziz. c'est vrai que moom jigéen ñi aaye fu mu nekk nii. voilà parce que ñu ngi ci mois de mars. ma ko woowee chaque fois daf may naan ana monsieur Cissé moom oustaz. wallaay ndeysaan. waaw mi ngi noonu léegi na ma ko laaj ndax sama xol bi sedd. ana monsieur Cissé. moom daa nopp as. moom aaw la wala ñaare. moom aaw la nee na moom aaw la ñaare la ñetteel ñeenteel. très bien très bien. ñu ngi leen di waaj a wutal yéen ñëpp ay ñaareel nag. yow ngeen pare amul problème ñoom seen jëkkër yi bëgg a takk ab ñaareel. waaw loolu laa wax. déedéet da nga ne ñu ngi leen di wutal. non seen jëkkër yi laa bëgg a wax ñu ngi leen di wutal ñoom ñëpp ay ñaareel. déedéet nee na ab ñaareel. campagne ab ñaareel. yow yaa koy wutal. déedéet wutaluma ko dara. bismillah. kon ni ngay jubal da nga naan seen jëkkër yi ñu ngi bëgg a takk ab ñaareel. parce que ñun suñu penc dañ naan Marème takkal nañ ko ñaareel. comprendre nga. fekk jëkkër ji takkalul Marème ñaareel boppam la takkal ñaareel. waaw loolu moom wér na. waaw madame Cissé ñu ngi rafetlu waxtaan bi. day faatu jërëjëf. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. dama bëggoon intervenir tuuti rek. un tout petit peu boo ci xam-xam bu gàtt oustaz moom tout le temps dañ koy topp. damay yàgg dégg mii naan
jigéen bu la mottalee sa dépense mottali la sa kàddu te loolu dëgg la gis naa ko deuxièmement gis nga diine bi ñuy wax ak jom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa nekk dëgg parce que cas yooyu dama ko gis tam papa dafa daan wax ne du ma mës a initié wu ci ga ngeen di bëgganteel ku ngeen ma indil ne ma bëgg naa kooku laa leen di may ndax bu ngeen demee bu dee néegu ñax sax da ngeen toog muñ sëy loolu la daan wax ba tax na ku ñu indi ko ne ko bëgg naa mu laajte ne ay jullit la rek mu mayee ba tax na yow booy sëy doo ko xaar ci dara maanaam da ngay def te yàlla tax pour njaboot da nga fay am noonu donc sëy dañ koy jàng ak monde bi lu mu munti évoluer ak jamono bi nu mu munti dem loolu damay rejoindre un peu beneen invité bu jigéen bi dafa am sëy nu mu tëddee noo xam ne noonu la ko yàlla waxee te du changer parce que mbindum sunu borom ci alxuraan du changer waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi du changer voilà man intellectuel la damay liggéey am sama auto et tout mais dafa am yar bu ñu yar ci sëy te yooyu du changer donc monde bi lu mu changer yooyu du changer boo dogoo ne man jigéen dama dem fee seeyi te dama fa bëgg doom yu gën ci njaboot ga kon loolu doo def ay ay joxe naa wala yoo déedéet da ngay wóolu ki tax nga dagg nga ne da nga sëy muy yàlla suñu borom rek nga def ko rek te yàlla tax def lépp te muñ ko te bañ ko wax. waa Sénégal lan ngeen di wooyee doom bu barke. doom bu barkeel. doom bu barkeel. waaw. mooy alhamdulilah comme yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ca plateau ba noonu. bon joxe ko ci am ñi nga xamante ne mën nañ toog si plateau bi nekk kàccoor yu bon. waaw mais bon li ngeen wane doom bu barkeel oustaz dina ci ñëw. incha allah mais ci barkeel voilà. doom bu barkeel oustaz dina ci ñëw après. waaw dafa am lu tax ba koy laajte dinañ ko ci déglu wallaay. waaw doom bu barkeel oustaz dina ci ñëw. donc ci loolu xam nga doom bu barkeel dafa neex. bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér nga fekkee ko ça fait plaisir. madame Cissé xamul tax may wax loolu. waaw da ngay gis Sénégal ñuy ne doom bu barkeel. ndey baa fa ndey bi moo ko muñ. nga gis doom boo xam ne day judd ndey muñ lu ne. doom ji du baax. donc man pour man li ma jàppee doom bu barkeel. mooy la ndeyam ak baayam di def si moom. liggéey ko ba nga xam ne kooku bu màggee dina topp chemin papa ak yaayam. d'accord ma wax la. mais buñ ko wax rek si ay parole. waaw. ma wax la li ma jàng ak li may dégg ci oustaz. ak li ñu yaree. nee na jigéen bu demee ñu muur ko mu sëy. sunu mees yi ñuy teg ak yoo xanaa xamoo boo yeggee sa jëkkër daa war a jël loxoom teg ci sa bopp am lu mu ci léemu. dindi mees. balaa mu nee léemu dara. bu mu nee léemu. bu mu nee léemu dafay jàng. ñi ko mun bariwul de. merci théorie bi la ñuy génn ko. théorie bi xam nga ñi ko mun bariwul de. daf koy jàng. na ko jàng. parce que xam nga lan la gis nga sëy du caaxaan. non du caaxaan. wala Oustaz Alioune Sall mës na wax ni tamit. dafa am juróom yu yàlla moo ñee jigéen ak juróom yu yàlla moo ñee góor. dafa war jigéen war ko xam et góor xam ko lu xam nga lu yàlla moo ñee nit mënu ko changer. waaw loolu dëgg la. loolu soo ko xamee boo duggee ci sëy di nga muñ jikko yooyu par force. benn ñaareel ba tey jii góor ak jigéen bu ñuy sos doom. waaw bu ñuy sos doom te sëy ba am na lu ñu war a wax. loo xam ne seytaane du laxasu ci doom jooju. fu ñu koy waxee nañ ko. buy sëy ak góor buy sëy dafa war a jàngi. ci néeg bi góor buy sëy ak góor buy sëy ak jabaram nga wax. yàlla pour yàlla indil leen benn bant. si biir sëy bi la ko war a waxee. bant ba dafa am nu muy sosoo. loolu dina metti de. donc li nit ñi gis mën nañ gis ne jigéen baa ngi muñ. déedéet. voilà li nit ñi gis li nit ñi gis mën nañ gis ne mi ngi muñ mi ngi joxe et tout mais biir néeg ba est-ce que xolu jëkkër ja sedd na. est-ce que xolu jëkkër ja sedd na et c'est partagé parce que jigéen day seddoo xolu jëkkëram jëkkër tam day seddoo xolu jabaram. lu am solo ma wax foofu. ñoom ñaar ñooy bokk pour doom ja mën a baax. waaw loolu moom d'accord. madame comment. Cissé madame Cissé. dinaa si madame Cissé xam nga sëy comme ni nga ko waxee noonu. dafa nekk loo xam ne dafa xat muy diggante jëkkër ak góor. jëkkër ak jabar. peut-être que jabar jëkkër dina ko wut si. moom amul engouement bi
mais est-ce que xool nañu lu tax ci ginnaaw jëkkër ji am na lu mu ko def peut-être ba nga xamante ne parce que yaram mooy nangu yaram mooy bañ je veux dire xol dafa nekk loo xam ne ci biir la donc nit ki peut-être que am nga noo xamante ne boo koy comporté wee ak moom je veux dire lu mu la bëgg instant yooyu peut-être que meram toll na foo xam ne yaramam du la nangu donc là est-ce que léegi dañ koy imputer ku jigéen ki kese je veux dire sëy du ñu xool rek ne jigéen rek en fait il faut que tamit xam nga dañuy théoriser Sénégal dañoo bëgg théoriser mais il faut que ñuy xool tamit pratique yi parce que pratique yi mooy conséquence su acte yi donc loo gis lu nekk rek juddoowul ñaar ñoo xam ne dañu nekk ci jàmm di foo di rey et tout ça ñoo xam ne kenn forcé wu leen ñu sëy donc bu jëkkër soxlawee jabar war a jabar soxla jëkkëram foofu normalement réticence waru fa am bu fa amee rek am na lu tax exactement te loolu noonu c'est imputé aux deux waa léegi xam nga loolu luñ ma ci yaree ak lu may déglu oustaz di wax gis nga lal pour jiboo la buñ fa yeggee pour jiboo la léegi suñ fa yeggee yow jigéen ni weenam sëggee na xelam sëggee madame Cissé bàyyi loolu ngay wax ça c'est violent c'est une femme qui parle madame Cissé ça c'est grave journée de la femme non madame Cissé tuubal phrase boobu madame Cissé waaw def leen ko bu expliqué wu waaw vas-y bismillah waa xaar ma expliqué leen après damay coupé ngeen nekk ci émission waaw demal madame Cissé léegi dama ne ku góor moom mat am xel nañ leen ko nangul li leen yàlla may nañ leen ko nangul kooku moom moo war a am mat goo xam ne mën na delloo ci jabaram ba juboo am fa fan ci lal bi waaw madame Cissé moo wax la benn affaire te oustaz xam naa dina ci ñëw gis nga góor bu jigéen ak couple boo leen sëyee waaw sa jëkkër waaw bu la soxlaa waaw si suba si la koy commencé togg ba guddi ga te muy dëgg waaw kañ léegi nag bu fekkee defu ko bu ñëw ngeen dugg rek am yow comme lim kii madame expliqué sa xol neexul foofu la ngay gis jigéen bu jur doom boo xam ne parce que bi mu koy ëmb am na lu ko metti woon ma jox la benn secret waaw man sama je parle en connaissance de cause ci sama bopp gis nga boo jógee ngeen ne damay am doom bu baax bu fekkee da nga mer yow fexeel nu sa xol wàccee loolu nag niveau la niveau la de ak yow dina metti de wala loolu niveau la fexeel yow bu la wóoree ne yow tey jii nii doom mun na fee sosu ndax yàlla mun na la may nga xam ko sooy déglu sa yaram yow jigéen benn yow fexeel sa mère bu ko sa bu jëkkër wàcceewul sa fexeel mu wàcc parce que da nga naan damay sauver li fi sosu parce que li fi sosu bu bonee yaay ji la mooy am way parce que c'est que société bee mel noonu man nag xam naa ni société bee mel noonu damay doon way woowu muñ boobu baaxul muñ boobu baaxul madame Cissé muñ boobu sonal na jigéen yu bëri waaw mais fu mu ne nii y a beaucoup de questions madame Cissé fu mu nekk nii y a beaucoup de questions yoo xam ne oustaz war na ko répondre fu mu ne nii xanaa ñu bàyyi la rek ñu jaar ci publicité bi après ñu dellu si ci à vous l'antenne, d'accord? Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. sama waa jàngi noonu de Malaysia defal ma kaasu café foofu xaaral ma yokkal la ci meew Gloria bokk déet defal café noir rek sama waa ji Gloria laa lay tegal poos bi moo diisul nag ñaar fukki dërëm kese lay jar yaa ngi may door a wax lu ma neex nag ani waaye li kañ la fi xanaa Gloria bu ndaw bi mu dugg see ci biir réew mi kon boog sotti ci la yaa wax lii ndekki balaa neex meew Gloria waay na res ak jàmm ak Gloria bu ndaw bi seen meew mi ngeen tàmm léegi am na sachet ci ñaar fukki dërëm dong Gloria amul morom benn la fi. Je m'appelle Aïssatou, j'ai 12 ans. J'aimais bien l'école. Je travaillais très bien aussi. Mais un jour, j'ai été victime de viol sur le chemin de l'école. Je suis tombée enceinte. J'ai eu 9 mois de grossesse très dure, un accouchement très difficile avec une fistule. Aujourd'hui, mon enfant est né, mais je ne vais plus à l'école. Mes rêves sont brisés. Je suis une enfant qui doit s'occuper de son enfant. L'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste sauve des vies. Parlons-en. Boy, yéen a ngi relax yéen a ngi au calme quoi boy alors fu caan bi toll yaa ngi fuural de sinon lu dëkk bi wax waa mais pas moom anam
man daal pas jaaxal na ma quoi moom ñi mu amoon rendez-vous tey ma waroon ko yóbbu si hôpital bi rendez-vous bi tey la woon. anamu. oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Pape góor gi. na nga def. maa ngi ziar. waaw alhamdulilah. naka yi tey. sant yàlla bisimilah. jàmm rek. ça va alhamdulilah. père alors. ça va yéen a ngi jàmm. naka coono yi. sant yàlla. yaa ngi en forme de père. waaw gis nga de yaa ngi may toppatoo. mais xanaa xamoon ne nag suñu rendez-vous père tey la woon yow it. wallaay Pape xool damaa demoon benn tudd fii ci koñ bi. te sax man kon rendez-vous bu ngi am ba léegi. waaw. Pape nag man dama xaw a ragal hôpital. lu tax loolu. corona bi. déedéet papa liggéey baa ngi wéy ni mu waree ci bérébu fajukaay yépp yi nekk ci réew li war kay mooy balaa ngay génn sa kër nga takk sa masque te sa papa gisuma ci yéen kenn ku takk sa masque te tudd ngeen jóge. mais grand yow feebar bi jóge de ci mim réew bu yàgg. wax dëgg fa yàlla. yéen a neex sama rek yéen da ngeen a kontaan de xanaa déggu leen deuxième vague corona bi dugg si waat ak doole te ñi muy fàtt di gën a bari yéen xamoo leen li xew papa anta suukar jabet bala may suukar ataaya bi. jeex na tak léegi xel la sa papa yi. papa sa suukar dafa jeex. waa jeex na. mais loolu koy su ma ko xamoon su ma ñëw jëndal la benn boîte. yéen mag ñi da ngeen war a xam ni da ngeen bokk si ñu corona bi gën a sonal rawatina nag sam papa bi nga xam ne diabétique la kon nag ñun ñëpp a ko war a aar ci kaw sàmmonteeg digle kër docteur raxas sunuy yoxo ak ndox ak saabu lu baree bari ci bés bi di takk sunuy masque balaa ñuy génn ci kër gi. tey moytandiku mbooloo di moytu joxoloxo tey dandante suñu diggante gën jaay yées lu toll ci mètre tey bañ a fàtte di bañ a bokk kaasu ataaya bi nuy naan. man mii am diabète tension feebaru roño wala asthme damay moytoo am jàngoroy coronavirus ndax man lay gën a lor. tax na ba tey xel yëpp dal ci jàngoro ji den taxawaay ci mbas mi ñëw ñi dundee yaakaar. lu bees ci autoroute de l'avenir CKSA moo ànd ak Copalex tegal leen ay pompe ci autoroute bi ngir ngeen mën a dolli seen bopp ngelaw ci seen pneu oto saa yu ngeen àggee ci bërëbu dalu bu Caaroy ci ku jóge Rufisque jëm Dakar wala bu Rufisque ci ku jóge Dakar jëm AIBD waxtu wu nekk di guddi mbaa bëccëg saytu leen tey toppatoo seen tolluwaayu pneu yi ngir ñuy jàpp bu baax ci tali bi su ngeen di dawal ci autoroute bi dawal leen ak kaaraange gu mat sëkk ci autoroute de l'avenir. C'était la pub sur Sud. C'était la pub sur Sud. Aïcha yéen a ngi ci seen émission à vous l'antenne ak Aziz Coulibaly Rose Sène ñu ànd ak suñu invité yi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu wettali commencé par oustaz Alioune Sall di ko jaajëfal encore si teewaayam Benoît un des hommes les plus pertinents macha allah si intervention ak sama sister Marème Faye ñu nekkoon ak madame Cissé léegi ci antenne bi doon waxtaan ak moom ci mbirum ci xalaatam en tout cas ci biir rôlu jigéen ak rôlu góor si biir sëy tey moom dañoo dugg sax si dans les profondeurs ndax oustaz am na ay leeral yu am solo yoo xamante ne dugal na ko. mais mun nañ ko may mu leeral mun nañ voilà ñu bàyyi ko mu leeral parce que am na ay questions yoo xam ne madame Cissé dugal na ko ñu bëggoon xam aviwam ci loolu oustaz bismillah. jërëjëf. waaw ban waa laaj na ko léegi doom ji barkeel barke mooy lu ne ci nit lool mën naa am lu tuuti mu dikkal ko lu bari. mën naa sonn tuuti am njëriñ lu bari loolu ñu ci def barke day ne ci nit. oustaz doo ko bamtuwaat. barke ki muy nekk day am lu tuuti mu jëriñoo ci lu bari sonn tuuti am lu bari ki amul barke mooy sonn lool du am dara wala tuuti lay am. loolu ko koy liggéey. ki koy liggéey yaaye koy liggéey. baay du ko liggéey. baay du ko liggéey mooy joxe matière bi koy liggéey. mais oustaz. bu fekkee dañu ne rek comme ni ma koy déggee ci jargon fii Sénégal. waaw sa ndey fu mu sonn na barke feeñ fa. xale bi juddu. ñu koy seetaan bari na fii gis leen ci mbedd bi ñuy taxawaalu mooy les parents irresponsables. dëgg la joxuñu xale bi pour mu jàng alxuraan yóbbuwuñu ko école defuñu ko dara. mais xale boobu naka lay amee barke. waaw loolu ci futukal la. futu yaay.
oustaz. yaay. ana baay ba. baay baa ngi fi ci. te du doon photo oustaz. bul waaw. xam nga maa ngi yow bu ñu àndoon dem ci benn barab mu di usine buy defar tàngal ñun li ñu war rek mooy jël matière ba jox usine ba. su ma la déggee yaay mooy yar. yar moom xam nga ki judd lañ koy def waaye ki juddagut yaay ko yor moom moo ko yor ci biiram di mer xale ba di mer muy bëgg muy ñëkkal kanam daaw jéeg su ma jumut dafa am xale bu juddu ci Iran fa juddu bi muy tàmbalee wax di tari bi rabbin naasi dafa judd bi muy tàmbalee wax fi xale yi naan papa mama yooyu muy tàmbalee wax bi rabbil falaq moo wax bi rabbin naasi ndekete bi ko yaayam ëmbee casque yi mu yoroon daanaka foom nekk rek mu ngay déglu bi rabbin naasi loolu nag borom xam-xam yi gis nañu ne loolu ay yëf la yu ne ci jigéen yoo xam ne su ëmbee loolu la doom ji di jël ci moo tax nga dégg ñu naan meen bu dee ko góor ñu ne deret. mais oustaz mais fi nga ko teg moom sori na trop. donc ak sori weesu na foofu sax. lu tax ma wax loolu oustaz. Aziz pardon rapidement rek. weesu na foofu li ma dégg nii tey moom. ak ñiy déglu rajo bi yëpp. waaw nga ne. xale yi taxawaalu su mbedd amuñu éducation amuñu dara fotu ndey ja la bàyyi ji amu si responsabilité. déet accès guñ ci bàyyi ji amu si responsabilité dindil baat boobu dégg nga. waaw kon boobu ma xaar dina la mais man damay dégg Sénégal fii ñuy wax barke baay. ci wér. dañ ne liggéeyu ndey añu doom mais barke dañ ne baay. waaw loolu mooy dàqantalu barke fii. baay lañ ko jox. joxuñu ko yaay. ça c'est une chose et deuxième chose bi comme damay ñëwaat comme li ma waxoon sànq rek nit ku ëmbal la doom. yow bu fekkee ne li koy merloo yow yaa ko koy def. bu dee ne li tax xolam di jeex. ba doomam bi di ko sentir ci biiram. yow moomu mu jural doom bi yow yaay ki ka koy def. maanaam di ko fii gis nañ fii ñoo xamante góor ñu bëri ñoo xamante ne balaa ñoo quand même génnee jikko bizarre rek. nga ëmbal leen doom. léegi da ngay wax góor ñi ne leen bàyyi leen loolu. mais. waaw wax leen ko rek ñoom ñu dégg la. góor ñi mais bon góor ñi koy def. man dans ce sens là. bàyyi leen loolu dans ce sens là. je me dis que ne mënuñu jël loolu. di ko imputer ci jigéen mënuñu ko jël di ko imputer si jigéen. moom daal moo jëloo matière ëmb ko juróom-ñeenti weer xëy indil na ko. moom man daal leen laa bëgg a xam moo di oustaz usine boobu su paanu deful dara. bu fabriqué benn gosse bu ñu xam ni kii gosse. mais oustaz donc li ma jàngat ci wax bi moo di jigéen ñi responsabilité bu rëy nañu am ci éducation xale yi. foo ko takk weesu na ko. waaw foo ko takk weesu na ko léegi xam naa foofu ñu teg foofu suñu baaram. daa wax léegi juróom yuñ moo ñu jigéen wax na dëgg ku yor jabar ku ne boo xamee yooyu da nga ci noppalu. mooy ñaanaka juróom mooy bari wax. jigéen ñu bëri ndax amut. góor bari na gën na bari wax jigéen. waaw góor ñu bari wax ak góor ñu bari nañu wax ndax ku roy tubaab rek bari wax ndax tubaab daa bari wax. déedéet nag oustaz. maa la ko wax am na tubaab yoo xam ne tekkaaral lañ. waaw par benn lañ doon d'accord. waaw kon. dégg nga bari wax. ñaaral ba bëgg lu rafet. oustaz ku bañ lu rafet. jigéen ñi ci raw dañ ko mooñaale ñoom. xam nga ñun am na ci yow suñu classe gi yoo xam ne kii jabaram mën naa toilette ba romb ko doon na ko laalal daal la. bari na. parce que pour ñun affaire yi ngo donc jigéen moom dañ ko mooñaale bëgg lu rafet moo tax fi ne su solo boo ko jëkkëram ne laalal naa la li muy def ci ruuxam gi moom danga ko xam. laaj leen ko. non mais lalal naa lu saas kooku yoon la. sa jabar solo ba compliment dafa neex si jigéen. day dundal parce que yow yaa bu ko war a defal yow jëkkër boo ko defalul keneen ki si biti waru ko defal. daa am ñu ko dama ne. du yëfu tubaab loolu. est-ce que lim yi ngay lim nii saas ay défaut la. déedéet du défaut. comme ni ko mooñaale kay du défaut. voilà ay défaut. dégg nga du ay défaut de. dañ ko mooñaale. lan la ñett yi ci des. bëri wax. bëgg na rafet. bëggu njàmbaar. njàmbaar ba c'est-à-dire maa def nanga maa ko man loolu jigéen lu bëgg la yii dañ ko mooñaale. léegi nag ki koy yor mooy xam ne comme dañ ko mooñaale lii nan lay déggoo loolu. soxna Mariam
léeg-léeg sax mu généraliser ne góor ñi wala Sénégal loolu ëpp nay wax de ko xajal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dul def rek ma jeexal ci gis nga néeg ñaar ñi koy bokk akub lal luñ yendoo ci xuloo buñ seetee tuuti su ngoonee war nañoo juboo yéex a juboo day métti lu xuloo loolu am na du dëgg da ngay gis ku ñu fase suñu borom ne jëkkër ji bu mu génn kër gi de daal ni jabar ji bul génn yow it bul wàcc lal bi it bul wàcc lal bi bul génn néeg bi bul génn kër gi ba idée ji jeex lan la suñu borom bëgg foofu bon waa pour ñu juboo jeex na waaw mais léegi dafa am yenn góor yoo xam ne dañuy ne ñoom seen jabar ñoo ko moom seen priorité la léegi ñu jël yenn góor yi seen priorité la ñoo ko moom mel moom dama ne yenn góor yi laa wax ma ñëw ay ñu jël ko nekk si ligne bi ba pare ñu àggali bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam soxna na ngeen def sant yàlla alhamdulilah nga leen di ziar bu wér ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi waaw damay leb tur bi nag waaye di nuyu sama oustaz boobu oustaz Aliou Sall jërëjëf maa ngi sant yàlla bi ma ko jotee tey ndeysaan jërëjëf may sant naa yàlla bi nga ma jotee waaw di dëggal rek li mu wax ñaata soxna nga yor maa ngi yor benn moom laay si laay ñëw fay gi moom loolu lay def 30 minutes yi moom waaw foofu lañ koy dugg yaa ma waxoon ne ma 2006 standard 26 juillet waaw ne wa ankihul ayyaama minkum was-saalihiina min ibaadikum wa imaa'ikum in yakunu fuqaraa min fadli maa ko waxoon ca Ndar de maa nga amoon 16 ans 16 ans waaw ma ne leen bu ma amee 10 ans damay takk jabar 10 ans 16 ans ñëw ba 10 non damay ma ne leen astafurlah ma ne leen 2010 damay takk jabar góor daal di am 25 ans ñu ne ma loolu lañ may daara ja loolu lañ ma doon tooñee 2010 2010 jot ma wax sama papa damay takk jabar mu ne ma yoroo dara ma dem 2013 ñëw ma ne ko papa damay takk jabar mu ne ma yoroo dara ma waxal ko aaya bu oustaz Aliou Sall waxoon mu ne ma koo bëgg ma ne ko diw laa bëgg doomi diw ak diw ndeysaan yaa ngi dégg boobu ñitt si naa daara góor gerte bi may takk jabar 2013 10 000 francs laa yor 10 000 francs mooy sama capital 2015 ma bàyyi ko dëkk ba ñëw Dakar ma ñëwee Dakar 100 francs laa dese bi ngay agsi ñu ngi 2020 maa ngi toll ci jël appartement ak sama soxna ak samay liggéeykat say liggéeykat loolu yëpp philosophie boobu mu joxoon ma ca Ndar 2006 ma amoon 16 ans moo gën tey maa ngi ak sama appartement samay place samay liggéey di liggéey ànd ak samay rak yeneen a ngi ñëw sax yeneen a ngi ñëw mais 2010 2013 amoon na moment yu metti de amuloon jabar non si bi ma takkee 2013 waaw dafa am lu wax lu am solo jom ak ngor ak fit su ma amul woon jabar 2013 damay toog di taxawaalu oustaz d'accord nga si fit ndax samay moom nga xamante ne ba may takk jabar ñu naan xamul boppam xamul fu mu jëm dafa waane dafa nangam tey man tey su nekk ni soxla maa koy faj ci yàlla maa koy faj dëgg la macha allah maa leen mag taw macha allah tam man nag du ma nangu ku ma mag taw ba pare ëpp la ma xaalis macha allah yow yàlla la gën a taxaw oustaz nee na dina yokku incha allah yàlla gën a taxaw wallaahi yàlla la yàlla gën a taxaw yow moom bale mu daaneel ayca bismillah réseau baa ngi dem de allo waaw ñu ngi lay dégg ma c'est dommage réseau bi ngi daw allo oustaz waaw ma ne bëgg naa la gis te yàlla tax chaque àjjuma damay woote waaye du ma mën a dugg inshallah lu jot yomb bëgg naa la gis rek te yàlla tax ndax philosophie bii ma am ca Ndar yaa ko dugal ci man ba léegi ne te bëgg naa lay teg bët macha allah yàlla xam ne sama liggéey moom mayul déplacé fu nekk waaye damay bëgg tout le temps pour ñëw rajo ba rek gis la ngir mën a gisee ak yow jërëjëf pour ma wane ne man tey fu ma mënta toll ci àdduna rek ca aaye boobu nga firi woon ma jaati ba toll bi yow yaa waay yaa baax waay merci beaucoup jërëjëf waaw jërëjëf mais man je rejoins sur ce que oustaz dañ wax sànqam donc ci 25 ans yooyu muy wax mais te alxuraan moo ko wax 25 ans déedéet yonent moo ko dundal moo ko pratiqué waaw donc ñu tuddee ko sunna moo di dafa am na lu tax
ñu wax 25 ans. ñu wax 25 ans. dëgg la. donc am nañu si jaar échoué. kooku mënuma ko certifié. mais. loolal la man ki woo nii. ki woote nii. ci lay mën a sukkandiku. ci waxam. ci parce que dafa jàpp ne. li ko oustaz wax. ci la jàpp ne ci la sukkandiku. ba mun a takk jabar. ba tey mi ngi nii. jabar ji mu takk. mu à travers jabaram boobu ci la tekkee ci la réaliser beaucoup de choses et ci la affaire mi ubbeekoo. mais li ko oustaz lu ko conseil boobu mu retenir. am na lu mu ko jëriñ. waaw te xoolal xaw ma ndax dégg ngeen ko. mu ngi wax ne peut-être que su deful woon loolu. waaw dina xëy na nekk ci leneen. loo mais man li may waxee mooy oustaz tamit mun na ko jox 15 Ousseynou 15 Assane ba léegi tamit ñu toog dara ibbeeku. non mais Benoît gis nga jabar. il faut que oustaz leeral ñu ko. ma ne am na jabar am na lu muy indi ci góor sonn goo xam ne. am na lu muy indi ci góor. dëgg la Aziz. lan ndaxte am na yoo xam ne mënuñ ko wax fii ci rajo bi. non déet sax li nga wax mais si. Aziz lan la jabar day indi dara si góor indi dara si waaw li nga wax nii. dafa doon alxuraan. waaw dañuy déglu oustaz. li ngay wax nii. dafa doon alxuraan. table jooju nga tiim. ay 2 plus 2 égale 4 rek lañ. du dëgg. donc yàlla moo wax ne maye leen seen doom yu jigéen yi ñu góor ñu wutal leen. xam nga bu naa di wax ba naa lu wax mais ku yor nag sunu borom ne in yakunu fuqara bu ñur yughnihimullahu man mi yàlla yor naa. loolu la yàlla wax léegi nag mu des nag léegi kii takki bu mel ni waa ji moom day ànd ak comme ni ñu koy tuddee. confiance. peut-être confiance. conviction laa bëgg a wax. conviction dégg nga tubaab loolu laa bëgg a wax. maa ngi bëgg a wax Mariama sax mu wàññi tubaab yooyu far. déetu waay mi ngi may classé de. waaw sax dégg nga. su ma soo ne ci conférence wax loolu. dafa am ko xam ne message boobu. du ko dégg ci nopp yi rek. mais am na ku def loolu oustaz dem ba gëmatul sax. dëgg la yàlla mais ni mu jëlee message ba la. ak nu mu dugg ci yëf ya damaa ne ci Dakar gii am na ci quartier bu ci mos a dem def conférence di wax ci takk jabar 13 wala 15 gars yi ñëw ci kër gi ne ma sa message boobu de daf ñoo yitteel lool te nun yorunu ma ne da ngeen di yëkkati ab teg da ngeen di yëkkati teg bés bu set teg leen nangam bu weer dee ngeen teg jox kenn mu takk. ñu ne waaw ma ne la bu jigéen ñëgee nag ci cotisation yi ci tag yi ngeen takkee seen jabar yëpp ñibbi am déet donc am na ci ñoo xam ne jigéen bëggul loolu dañoo doon teg benn tontine ma teggi takk la. jigéen daa bëri sutura nag li ñuy suturaal ëpp na loolu. li ñuy suturaal góor yi moom ëpp na loolu. mais day yokk jom de. ëpp na loolu waaw jabar moom day yokk jom moom. non d'accord naa ak yow Aziz sur ce point là. c'est vrai que ne. muy ku jigéen ki muy ku góor ki mariage de toutes les façons da lay stabiliser. donc ça moom on en disconvient même pas. mariage da lay stabiliser muy ku góor ki muy ku jigéen ki et tout ça donc dina am loo xamante ne da koy andi ci yéen ñaar ñëpp. fi ne wax nga doguma la wax nga alxuraan li nga wax nii. da ngay dem saaru tudd suratu Ruum li nga wax nii la yàlla wax. wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja gis nga baat bi nga wax ni daf na li taskunu ilayha ndax ngeen am. kon làq naa alxuraan ni te yëguma ko. mais dafa am benn point boo leen bu ñu doon waxtaanee sànq te ñu mettre ko en stand by ndax dafa am ko dugg ci ligne bi et c'est super important. li ñu wax ni ne ngeen yéen ñaar ko doon wax parce que apparemment vous étiez d'accord sur plan boobu noonu. que da ngay takk te amuloo mënuloo après ngay souffrir wala xaw ma nan lañ ko waxee en tout cas c'était un peu dans ce sens là. man li ma ci bëggoon intervenir mooy que bourse yi yamuñu. gis nga marché. da ngay dugg marché nga gis maire boo xam ne dafa am étal boo xam ne légumes yi frais moo fa nekk ay nii lañ ko taaj mu yëpp leer set. da ngay gis sax dafa am paanam bu mu koy raxas ba pare daal teg nga dox tuuti jàdd koñ rek gis fa koo xamante ne dafay teg lal. moom décide yi ñi waa kooku noonu jël moom la jël saam fukki dërëm saam ñaar. mooy yeb sa jëkkër. loolu non fi ma bëgg a waxee oustaz sax mooy ku ci nekk am nga bourse boo xamante ne diñ ci mun a am ku ci nekk. est-ce que dégg nga ma. di nga am loo xamante ne bu dee ki nga xam ne moom buy dem marché 10 000 lay demaale ne moom légume rek la koy jëndee. am na loolu njëgam boobu noonu te bu demee xëy na condition de vie moo ko may loolu ki nga xamante ne moom 700 la yóbbaale.
700 ci la war a jënd légumes yeeg ndawal yeeg yëpp kooku noonu tamit loolu noonu la am loolu ci loolu noonu lay am te du tee ku ci nekk di nga lekk ba suur xëy na lekkin bi mooy du doon benn mais ku ci nekk di nga lekk ba donc pour man ce n'est pas bañ koo def parce que mënuñu ko c'est def ko te nga yem ci ni nga ko mënee mais def ko tamit te xaw a yor daf si baax mais def ko te yoroo dara moom laa lay wax da ngay gis ku dem maçon 300 par jour ñu jox ko mu dem dindee ko lu ak njabootam xam nga l'autre problème mooy non mais Benoît les jeunes xale yi jeunes yi ñu ngi liggéey ñu am jom yi laa la wax de c'est des jeunes yoo xam ne dañuy yore jabar yore kër mais ñu ngi mais gis nga di am 1500 par jour te ñu ngi ciy dundal seen njaboot di fi sonn mais tamit noonu la bëree góor yi nga xam ne li oustaz wax dafa am ba pare seen jabar buy dem ñu ne ko xoolal foo koy utee seen jabar na ko jox na ça waaw ça moom mooy ñu ñàkk jom ñi rek ñooñu nag ñoo fi bari mais ñooñu nag ñooñu moom il faut que oustaz wax ak ñoom comme ça ñu mën a yeewu tuuti non xamul tax moom loolu d'accord ñun fenn rek la ñu mun wéeru mooy sañu diine mais oustaz sénégalais dañu jël diine bi mbubboo ko bay lor diine bay def lu bon te loolu dafi bari Sénégal waaw kaddu la goo xam ne gi boo ko jubalee ñun xam nga dañoo nekk ay jullit wax dëgg yàlla waaye nag suñu école yi jàngaluñ ci njullit waaw loolu ay jullit lañoo xam ne tubaab ba nu yar ñi am sens danañ téye liñ téye ba faaw ñi ci xaw a ñàkk sens dañu daal di jóge fii jëm fële te duñ àgg mooy li ngay naqarlu noonu dañu jóge fii te duñ àgguñu nag ba noppi nag loo ci wax rek ñu ne diine ji waaw léegi fan lan ngay wooye jàngu tubaab beeg ak beneen jàng bi ñu am chance fan lañ jànge déedéet maanaam jàng bi est-ce que aussi yarin lu tax li ma soupçonné foofu mooy ñi dem bon mun na am ma juum waaw mooy ñi dem jàng si école tubaab bi ak ñi dem si daara ba non ma ne mun naa suppose mun naa juum dama ne pinc réew mi ci boppam lépp laa boole rek ne tubaab bi nu jàngal ah d'accord soo ko see seetlu moo tax ñu fan ko moo tax ñu nangam et cetera léegi nag su nit ki ne ab julit la ne ci lislaam léeg-léeg li ngay wax ni mu bëgg a layal lenn te fekk loola da koo bëgg a layal pour mu boo ko wala mu arrangé ko mu dugg ca loola waaye li muy def nii lislaam sant ko mais est-ce que tamit ñëpp a ngi def li l'islam sant c'est-à-dire que moo nu war de waaw xam nga am na li ñu war am na li ñu wax ne lii mooy yoon et tout ça mais est-ce que tey jii dëkk bi dëggantaan yaay ci noonu la tënkoo ci noonu la si noonu la tënkoo dans les maisons ci biir kër yi est-ce que góor yi li ñu parce que bu fekkee dañu ne dañu tënk ci loolu te loolu mooy andi benn position boo xam ne dañ ko jox jigéen ñi et tout ça te fekk ne loolu nekku fa mais bëgg nañ jigéen ñi tamit ñu tënku ci lii ba fa teg ko mu mel ni loi la daal loi boo xamante ne lii la mais loi boobu li ko tënk yépp ñi ko war a respecté wuñ ko mais privilège yi découlé ci loi boobu ñu ne dañ koy dund par la force. waaw li koy waral mooy ki ñëw di wut ci jabar dafa am lu ñu ko jàngaloon ne ko na ca nekk soxna sànq junj léegi mooy na diini ji am na jom ji am kon waaw lu di ñàkk lu mu yor bu amee diine ak jom xam nga ku saraxul ndongot man koo bàyyee ak yalwaanam mooy ki am diine bu amee soxnaam su jamono naqare wala ñoom seen yooyu du ko taf ci ay yëf day xam ne moom mii ci yëf yi ci moom la dese. mais góor te ku am jom di xëy ci penc mi di xëy li ko Assis waxee léegi ku xëy ku ne sunu bar ne boo xëyee maa ngi yow a ànd booy uti ma jàppale la d'accord boobu ànd naa si mais beneen cas bi oustaz dafa am góor yoo xam ne mooy dama si doon waxtaan waaw dañuy am xaalis gu bari ndeysaan takk jabar waaye jabar ji day mel ni prisonnière si kër gi su may wax prisonnière si kër gi entre guillemets mooy buy génn d'accord di nga ko yéegal sa jëkkër mais xamal ne non moo siy tegu boo ko ne maa ngi seeti sama papa ak sama yaay des fois sax mu ne la non loolu est-ce que jëkkër ji am na si droit. déedéet am na yoo xam ne bu ci jigéen jógee di ko defi jëkkër waaw rek la ci war a teg bun waa ki yor jabaram ci kër gi te yor bu defee li alxuraan wax jabaram dana xam ne yor na daf ne li yunfiq zu saatin min saati ku yor lu bari na sa waa kër yëg ne yor nga lu bari
wa man qudira alayhi koo xam ne dañ laa dompal nag fexeel ba ni boo joxe ñu xam ne boo yor lu bari joxe waaw. waaw non loolu moom. mais Benoît attention dafa am tamit lenn lu am gis nga man nee naa la du ma défendre toujours jigéen yi à 100% dafa am jigéen yu dëng. comme ni ma déglul rek dafa am jigéen yu dëng da ngay ne sa jëkkër maa ngi dem sama kër yaay nga jaaree dem kër Marème toog fa làng fa waxtaan di wax lu ñor ak lu ñorut ci ku am jëkkër. ci ku sëy déglul rek may ma rek ma eggali yamoo ca nga ne ca dugg di am nu mu tëddati ñoo xamante ne xëy na waruñu sax bokk ak yow jotaay parce que soo xasee ba am jëkkër dafa am yoo xamante ne tamit danga ko war a sàmm ci sa bopp sàmm ko ci sa sëy mënuloo am jëkkër di dem di nekk par exemple ci ay mbir yoo xamante ne du yëfu kuy sëy ku yëfu célibataire la. xam nga lu ma jaaxal xaaral man xam nga nit yi dañuy am contradiction souvent si aman parce que damay paraître tubaab ak yooyu noonu gars yi di wax alors que man valeur yi ma non je veux dire man dama am ay valeurs yoo xamante ne si laa juddoo si laa yaroo loolu laa xam parce que loolu laa gis sama wayjur bu jigéen di ko doxalee. da nga ne ku sëy dafa am yoo xam ne dafa la war a joom. dafa am yoo xamante ne waroo ko def dafa am foo xamante ne waroo fa dem. dafa am loo xamante ne waroo ko doxee waroo ko waxee. moo tax ma ne te yooyu noonu mooy tax léegi parce que diñ koy wax gis nga diñ koy wax loolu mooy li pire des choses bu nga xamante ne léegi ñu ngi koy seetaan. di ko naxasaale. mooy jigéen yoo xamante ne dañuy nekk ci sëy ba pare nekk si naka su dul noonu. dañ fee bëre. li ma koy wax di nga si ànd. dafa ne jigéen bu sëy ma ne ko ma ne ko jigéen bi rek mu sëy bañ a sëy dafa am loo xam ne war a si dox. loolu c'est sûr. yaa ma dégg donc mënuma gëm ñu ne jigéen bi bu sëyee rek am na loo xam ne daf ko war a bàyyi man ma ne déet jigéen nga nekk célibataire am na loo xam ne waru la nga nekk continuation la pour man. yéen a bokk leen di wax le truc mooy aussi yow nit ki boo ko jëlee yow ki nga takk nga fekk ko mu mel nenn yi nga bëgg ko ci noonu mu mel. nga takk ko daal di ne ko yow léegi. justement non soo nekkee noo mel mais boo sëyee justement c'est pour que ngeen. je vois pas pourquoi yow nga ñëw fekk ma man Marème Faye ma mel nii ma mel nga bëggee ma nii nga takk ma daal di ne ma yow léegi da ngay mel neneen. waaw débat bi nag mi ngi tourné neneen léegi dañ jël si waat parce que am na yu ñu war a laaj oustaz te fu mu nekk nii am na waxtu bi ak ñuy bëgg a dab mais am na auditeurs yu bari xam ne kontaan nañu torop ci émission bi nañu ni waruñu ko yemale fii dañ ko war a continuer mais xaw ma ndax oustaz dina am jot ou pas mais leen di bëggoon nañu bu baax mu teewaat ñëwaat si mais xam nga nag bëgguma ko di ko sonal ndax sama oustaz la sama kilifa la mais bëggoon naa ñu waxtaan ci mbirum condition yi ñuy takkee ñaareel parce que dañ ci doon werante keroog et dafa mel ni c'est pas une obligation du obligation du obligation waaw dafa am ku ñuy sonal fii mais lu war la doo ma déglu waaw yan condition nañu war a mun a jëlee ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel. dëgg la nit su dencee soxna mu di aawa bi sunu borom di wax sax daf ne denc leen ñaar foofu la tàmbali moom ñaar sunu borom li ñuy wax laaj ji daf ne fañ ko maa taaba lakum min nisaa daf ne masna foofu moom la tàmbalee dem nag ba lim ba jeex mu door a dëpp te bon waa xam nga ne sunu borom bu fekkee wàññi dong la wax na xul walaaw ahad kenn kon mën na wàññi 1 2 3 4 mais mu départ ni 2 kon y a quelque chose ak condition yi léegi condition yi ñaareel Aziz lenn rek la mooy man leen a yemale oustaz nag maandu tegi daal na am oustaz boobu day boo amee sa téeméer teñ soxla ko xoolal ni ñu amee téeméer bi bu kër gi naqaree bu kër gi neexee yow daal maandu lañ la sant foofu mais oustaz oustaz ban nit moo mun a sa question bi xàcc nga bëri mën waa benn mandu si loolu benn ñaareel bi oustaz foofu day laaj moyen franchement parce que nee nañu bu xuloo amee yow la waroo leen sax bokkale kër waaw léegi yow boo yorul moyen yi naka ngay takkee ñaar te fi nga dëkk ba pare oustaz may ma am na ñoo xam ne dañuy am benn jabar dégg ko rek li ma lay wax xam nga ñun Sénégal lan la ñuy réeree mbir boo amee benn jabar du sa jabar rek parce que xale yaa ngi fa doom yi nga war a am xaalis pour xool éducation xale yi naka la ñuy jàngee ak affaire yooyu nga arrêté loolu am projet takk ñaareel léegi xale yooyu bu ñu échoué
est-ce que sa projet takk ñaareel boobu yàlla amul lum la siy bindal. bi Aziz duggee léegi. dañoo indi woon fii ci biir ndax est-ce que obligatoire la. waaw mais ñu ko mënul rek koy def fii. waaw léegi nag ñoom ñoo ko mënul ñoom ñoo xam. voilà seen problème mais est-ce que ñoom seen problème la sunu borom moo xam ne. ñu nag te defuñu ko nag loolu mooy. voilà sunu borom moo xam ne. Rose yow c'est quoi. mais loolu oustaz wax na ko. man ma première deuxième troisième quatrième. sunu borom moo xam ne. adduna jigéen ñooy gën a bari góor yi. voilà merci. moom sunu borom xam na ko. waaw c'est ça. léegi nag ginnaaw ñooy ñooy gën a bari nag. kon proposition mën naa am ci kaw. kon phénomène bii nun koy réglé. waaw mais góor bi nga xam ne phénomène social la ñuy wax de. mais góor bi nga xam ne dafa am ay bant. ay doom. ok xale yi di koy gis lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. sama kaa bi benn moment rek affaire boobu nar a coupé dootuñu seen papa loolu xale yooyu seen jàng mun na si yàqu. xale yooyu nostalgie boobu. mais loolu dañ koy liggéey dañ koy liggéey. dem leen oustaz déedéet bul sori. xam nga kii takk jabar am 15 ans door koy def mooy ay doom dem problème boobu. ku nar a bëri jabar da nga koy nef. kon ñi ko neful nekkuñu si yoon. am waxuma ne ko. nekkuñu si ay waxi yoon ak ñaar. si dafa am fooy toll foo xam ne boo ko defee. waaw bokkut ak foo xam ne fii boo ko defee par exemple tey koo xam ne kii dafa bëgg a nef dafa bëgg a bëri ay jabar. ay Sénégal bu ko nifut day takk jabar toog ba am 15 ans bëgg a ñaareel gis nga kii muy ñaareel kii génération bi bokkut ak génération bi. mais nef bi noo koy defee ban âge ngay commencé nef jabar yi. maanaam ci 5 ans yi ngay takk deux yëpp. waaw. ngay takkandoo ñaari. déet ci 5 ans yi nga takk yëpp mën ngaa takk ci bii 2021 kii 2026. voilà. Oustaz damay laajte en fait wóoruma li may wax. mais damay laajte non man ba léegi Oustaz. mais c'est pas obligatoire. non Oustaz ci lenn rek la tontu. parce que dama gis benn Oustaz mu ne. góor yi takkul ñaareel. ay mbëq ay kii lañu nu mu tudd ay yambar lañu. waaw mais loolu naka la koy waxee Oustaz ci benn point rek la tontu. moo di dafa ne yamale. waaw mais maanu. mais am na Benoît lu mu soulevé sànq. mooy problème de moyen. est-ce que moyen ci takku ñaareel ci la bokk. déedéet bokk ci. voilà. bokk ci de. lu tax benn mën ñaar. léegi. ki ko mën ñaata lañ koy wax nag moom nga. Oustaz boo amee benn boo amee ñaar charge day yokk Oustaz te amoo moyen. waaw moo tax góor yu bare ngi si kaso bi. gis nga Benoît. xoolal. waaw Benoît may ko bu wax. kër day naqari. waaw borom ñaareel. mu ko ci naqari. mu ñetteel kër gi tàmbalee neex. du feeñ ci société bi. du feeñ ci société bi. c'est-à-dire la bëgg a xam nga tax may ne du feeñ ci société bi. waaw xale yi di taxawaalu su mbedd bi. ngay am ay doom di teg xale yooyu di génn mënoo leen yar Oustaz loolu du feeñ ci société bi. defee ne xale yi taxawal ci mbedd yi mooy ñor ay njaboot nanga mun leen yor du ñooñu de. ñan la am na ci conséquence. loolu beneen affaire la bu ne ci mbedd mi. beneen affaire la bu ne ci mbedd mi. xëy na beneen yoon mën ngeen ci ñëwal de ñu xam nu mu tëddee. waaye sunu borom daal def ne maandul. loolu nekkee condition bi. loolu kese tey Aziz. sa oto bi ñaata vitesse la. automatique la automatique yi si 5 vitesses la. waaw est-ce que da nga dewal yow bi sa oto bu nekkee 4 vitesses da nga dewal premier fii ba Thiel ma xam Mbakol. waaw mun nga ko. day yàqu. non bu fekkee automatique la. Oustaz non. d'accord mais Oustaz ñu may soufflé fii da nga tàmm di wax ne que boo amee benn. bu baaxul. nga ut ñaareel. bu méttee nga ut ñaareel. bu affaire yi saasal mu gën a métti nga ut ñetteel. ainsi de suite. jeex na waaw lu tax. li tax mooy. oto du dawee première. mais Oustaz. oto du dawee première. Oustaz boobu ngay tëkkale ak oto. waaw Oustaz bu metti Oustaz mu leer na dafa metti yow mu leer na ne fin du mois pour sa jabar bi nga am kenn ki. non bon li muy wax c'est sérieux. non c'est vrai day metti. wutal bi nu kaay ba jox la lii ban waa boo takkee benn jabar dugg nga musiba. boo ñaarelee musiba dugg na la. boo ñetteelee génn nga ci musiba. boo ñeenteelee musiba génn na ci yow. mais Oustaz. oui ma lundi di ñuy ñëw. incha allah dégg nga rek man bii dama ci wax. man bii dinaa ci wax de. polygamie la ñuy waxtaanee. la jigéen ñi ak
ak polygamie. mais Oustaz est-ce que dina mën a dellu. booy wax ci polygamie ñëw lundi incha allah ñu waxtaanee polygamie. non ça dépend rek damaa xamul bu ma jëlee congé bi. non parce que boo ñëwul du ñu def émission bi. mais Oustaz bi man Oustaz moo da ngay ñëw lundi. dinaa ñëw. mais Oustaz góor buy takk jabar bi. madame day ñëw leen takk. non Rose booy wax ci polygamie il faut que nga wax conséquence. yéen ñaar yaa ngi def seen émission de yéen ñaar à part. yéen ñaar yaa ngi def seen problème à part. Oustaz dafa laaj nee na. ma ne. nga nekk ak sa soxna. waaw ngeen say juróomi at. waaw franchement muy soxna soo xam ne boo sukkee sax mu ñaanal la yàlla ibbi say wërsëg. waaw parce que muñal na la. waaw def na lu ne. ngay uti ñaareel. waaw doo ko tàggu. gis nga ku tàggoo takki ñaareel. doo takk bu dee sa baay doo ñaareel. pour lan. bu dee sa jabar doo ñaareel. bu dee sa yaay doo ñaareel. pour lan. pardon excusez-moi Oustaz. ñaareel kenn du ko tàggoo. pardon Oustaz alxuraan dañ ne yow wala ngaa takk jabar. alxuraan déet waaw bu ma juumee. nga ne ma non. mais man de ce que j'en sais li ma ci xam. dañ ne booy takk jabar. sa aawa da ci war a d'accord yow si man loolu la man loolu laa ma sa gis li ñu wax yëpp ci alxuraan ne loolu la wax ci mbirum li ma jàng mooy ku tàggu sa baay bëgg ñaareel ba muy tuddoo ñaareel. waaw mais Oustaz loolu tamit du xolam du si gën a metti. man en plus. mais boo ko tàggoo mën na la bàyyi. Bon, à suivre lundi Inch'Allah à partir de 15h fii ci à vous l'antenne donc ma bàyyi leen ngeen tàggatoo donc Marème nee na dina ñëw lundi Benoît nee na dina ñëw lundi Oustaz Alioune Sall donc dina ma confirmer pour ñëw lundi teew. mais ce serait bien nag nga ñëw nag Oustaz parce que fu mu ne nii weeru jigéen ñi nañu nekk te jigéen ñi bëgg nañu leeral yu bari ci ñoom bëgg nañ leen jàppale comme ça ñu gën a mën a xam seen àq ak seen yelleef comme noonu lañ koy waxee yaakaar ak seen wareef tout cela waaw yelleef bàyyi leen devoir yi te di wax ci droit yi. d'accord donc à lundi Inch'Allah ñu dellu si waat ci à vous l'antenne merci maa ngi tàggaloo ñëpp di leen ziar yi ñëpp ba pare di leen wax à lundi Inch'Allah te yàlla bu ci kenn manqué alhamdulillahi rabbil alamin amiin jërëjëf di rafetlu émission ayca kon ñu tàggoo ñu ni tamit Aziz ñu ngi lay jaajëfal si teylu bi di jaajëfal suñu auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu depuis 15h ci antenne à vous l'antenne Benoît. waaw li may tàggoo rek mooy di sant yàlla. parce que dama ko yàgg bëgg toog ak Oustaz. parce que dafa am sama benn xarit boo xam ne ku ñuy wax Abdou Khadir Mbuub sa wax nga dëgg waaw. waaw kooku moom ñoo màggandoo di ànd. macha allah mu may wax sa wax ma ne ko Oustaz boobu rek laay déglu. ku baax nga noonu nit ki moom am na loo xam ne booy jàng si moom rek yàlla dina am lum la gën a ibbi du ma la ko nëbb nag yu bari dama koy wax dama koy jàng si yow. ku baax nga noonu te kontaan naa trop nekk bokk plateau bi tamit ak sama sis Marième Faye ak Oustaz mais ki si des moom comme que day xëmba taal waaw. Oustaz ñu bàyyi la nga tàggatoo ma terminer ak. waaw man de tàggoo bi mooy jaajëfal leen. da ngeen ñëw yéen a tuyaaba moo tax ngeen woon ci jotaay bi. nu indi def ci suñu xorom. genn ñaan rek la am nag mooy yàlla defar seeni mbir. defar suñuy mbir. ci def ci suñuy poste dara. asalaamaaleykum wa rahmatulah. te def jàmm Sénégal. oui. ça a été un super plaisir. bah très partagé kontaan naa man tamit toog ci plateau bi ak Oustaz nee na ci beneen monde laay dund ak Benoît ça m'a fait vraiment plaisir Aziz tout le monde vraiment et comme li nga waxee ni c'est le mois de la femme donc il faut que tamit ñuy wax ci droit yi c'est vrai que dañuy wax tout le temps ci devoir yi droit comme léegi nag suñu weer la ñu nekk dañuy wax ci suñuy droit et puis voilà donc man je suis vraiment très contente ñëw fii et tout ça di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan jàmm parce que jàmm la ñu xaj dëkk bi tàng na lool et là encore c'est très triste parce que histoire boo xamante ne la jigéen moo nekk ci biir ñu soit xale bu ndaw xale boo xam ne mi ngi soor a génn ci adolescence dañuy wax donc xale boobu ak lu mu mënti doon ci biir rek bu ñu fàtte ne moom kooku moom fu mu nekk nii moom tooñ nañ ko parce que bu dee ne moom dañ koo def tooñ nañ ko bu dee ne dañ ko manipuler mu def tooñ nañ ko quelque part et tout ça et à partir de ce moment là
tamit et puis jigéen ñi jàng sororité c'est-à-dire que damay xool nit ñi jigéen dafa gaaw ci xas moroomu jigéenam jigéen dafa gaaw génnee li nga xamante ne xamal na ko moroomu jigéenam lu bon et tout ça te góor yi en général duñ leen gis ci langue boobu entre ñoom donc jigéen ñi dañu war a jàng lu ñu naan sororité je pense que ne mois de mars ren bi ça devrait être le maître mot sororité entre femmes la solidarité entre femmes et tout ça donc voilà merci beaucoup. Merci Marème. Sororité je pense que mooy mot bi nga xamante ne ñëpp war nañ ko jàpp sororité suñ ko bëggee tekk ci olof mooy ñun entre jigéen ñi ñuy ànd di jàppalante di dimbalante di yërmande am yërmande entre ñun je pense que am na solo torop ci àdduna bi loolu mooy indi jàmm yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu tasewaat incha allah lundi ci seen émission à vous l'antenne merci.